ku sell ki te bu ñu woon feneen fu dul foofu sax dañuy dem moom rek la moom lu mu am li yàlla moo ko may dafa am cër ci yàlla ndax lii nii du zéro quoi parce que gars yi si télé yi di coow naan nit ñi xiif nañ nit ñi sonn nañ jeunesse bi dëddu nañ Ousmane Sonko te tey la jeunesse bi gën taxaw ci Ousmane Sonko loolu mbégte la ndax lii nii moom du neen quoi lii du neen tey la jeunesse yi gën taxaw. yaay booy le drapeau national ci sa baat ngeen teew tey jógee Njandaan la ko waxee alors tey yoon bi depuis 17h démb 5h ci ngoon ba heure bi metti na. gis nga de wallaay ñoo ngi nii Ousmane rek moo ñu ko jaral ndax Ousmane ma sell mi lu ne la ñu jaral. gis nga bu ñu jógee démb suñu kër depuis 5 heures ba tey ñu nekk ci àll bi ba léegi ñoo ngi ni soog a yegg si mais jaral nañ ko suñu yenbaat woon ci àll bi sax jaralaat nañu ko ndax moom lu nu am ak lu nu ñàkk yëpp jaral nañ ko bu soobee yàlla ñun moom ñoo ngi ci moom rek ñoo ngi ci moom rek si kaw si kanam rek. alors ci waxtaan bi bëgg waxtaanee est-ce que am na lu ci nekk ay questions yoo leen bëgg mu leeral ko wala déet. ah question yi daal moom mu leer moom na fexe ba jubóog doomu ndeyam rek ñun loolu la ñu bëgg bu jubóog doomu ndeyam rek moom lépp baax na. doomu ndeyam dégg naa dina teew lan koy wax. ah doomu ndeyam bu teewee moom day gën a baax rek ndax xam naa moom doomu ndeyam bu teewee moom ah na déglu waxu magam rek bu ko conseillé lu ko wax rek mu jaar ci topp ci bu nekk nii rek na jubal foofu moom xam na ni moom du ko dugal mu fa baaxul fu baax rek la koy dugal kon moom lu mu ko wax rek bu soobee yàlla moom bu toppee rek ci kaw si kanam rek. jëf waa Njandaan. voilà jaa ngeen jëf voilà mu nekk waa Podor ñoo nekk noonu ñëw ci li nga xam ne Njandaan voilà waa Njandaan ñoo nekk noonu ñëwoon jëm ci li nga xam ni moo jëm ci bés bi alors ñu xaar ñu jéem a duggaat ci biir am le maximum de réaction au niveau des patriotes alors papa tey le 8 novembre 2025 tey Ousmane Sonko woote nga teew ci fan nga jógee d'abord. Je viens de Ziguinchor. Alors tout le matin 8h nga ñëw fii nii. D'abord je me présente. On m'appelle Doyen Mané, plus connu sur le nom de Ousmane Mané. Je suis le coordinateur communal de la commune de Thionck-Essyl dans le département de Bignona. Ensuite, coordinateur départemental adjoint de Bignona. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour la fête. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous attendez en termes de message venant du leader de Pastef Ousmane Sonko? Eh bien, bon, on ne peut pas imaginer, parce que ça c'est de l'utopie, ce que le président Sonko va dire. Mais on l'imagine, c'est de l'utopie. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il dit. Mais ce qui est essentiel, c'est de faire vivre le Pastef. Parce que beaucoup de gens pensaient que les gens ont trahi, la jeunesse a trahi Ousmane Sonko. La jeunesse n'est plus derrière Ousmane Sonko. D'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui la fierté vraiment de l'appel du 8. Oui. Alors, certains disent aussi que peut-être il y aura une possible présence du président de la République. Est-ce que ça pourra impacter d'une façon un peu positive cet événement? Oui, bon, eh bien, le président, s'il vient, c'est bien. Mais s'il ne vient pas, tant mieux. Oui. Mais le mieux, c'est un membre du parti Pastef. Il était secrétaire général d'abord. Ensuite, après son élection, on ne sait pas comment diable il a quitté, il a démissionné de son parti. Mais la charte du parti dit que quand tu es président du parti, tu peux, après les élections, après avoir passé au président, tu peux démissionner du poste de président. Mais lui, il n'est pas président du parti. Secrétaire général, il ne devrait pas normalement quitter son poste du privé. Certains disent qu'il est toujours membre du parti quand même. Non, non, absolument, il est membre du parti. Il est membre du parti, oui. Merci monsieur. Merci. Allez, voilà, allez-y. Voilà, Dieye, on va essayer d'un petit bir bu baax les militants des patriotes, les militants de Pastef du moins. Voilà, jéem a jël seen xalaat seen gis-gis ci bésu tey bi. Alors ñu jéem a avancer am le maximum de réaction. Alors fan lañ jógee ngeen seen Dieye boo xoolee ci côté bi da ngeen seen y a beaucoup de bus yoo xam ne ñu ngi taxaw foofu noonu dañu jéem a gën a avancer am quelques réactions, y a les drapeaux, y a tout ça. En tout cas ni leen ko waxee il est 8h mi ngi commencé di aminit di gën a xum ngeen seen bu ñu jéemee gën a pousse rek da ngeen di gis lépp loo xam ne tey jii am na au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Voilà ngeen seen dinañ jéem a def lépp loo xam ne c'est le maximum ngir jox leen lépp loo xam ne également tukkee na ci bés bi ngeen seen daanaka ñoom les patriotes ñu ñëw commencé di taxaw et li ma jaaxal mooy ñu ëpp ñoom dañuy commencé sës ci barrières yi ngir mën a am ay place yu mucc ay jëm ci bés bi. Alors on va essayer am nañ benn affaire voilà dañuy xool ça c'est quoi lan la ñu jëm ñu dégtal lan moo am fii nii voilà des femmes yor seen i valise ñëw ça donne l'impression de màggal quand même sëñ bi nuyu nañ leen. alors xool li nga xam ne mooy xew fii alors fan ngeen jóge tey ñëw fi nga xam ne mooy tey Léopold Sédar Senghor ngir fekkee meeting bi. maa ngi lay gërëm sa waay ñun ñu ngi jógee depuis Yëmbal daanaka fajar lañ fa egsi ñii de moom Casamance lañ jógee ñoom lañu fekk fii
vraiment Sonko bu wootee rek nii rek lay mel vraiment ñun ñu koy sant Sonko ñun mu ñu koy fay yàlla moo koy fay waaw. tey lan ngay xaar en terme de message li mu war a waxtaanee est-ce que am na question yoo xam ne yaa ngi koy posé wu bëgg mu leeral ko jëm ci état. non Sonko képp ñëpp xam nañ ne moom lépp lu muy wax si état même si parti am day leer si nopp nit ñi actuellement ñun ñu ngi posé wu question lan lay wax mais yàlla xam na ne moom lu muy wax neex na si moom neex na si population bépp bu fi nekk moo tax ñun Sonko amuñu fayam yàlla rek moo koy fay incha allah. jërëjëf jàmm ak salaam. jàmm ak salaam. Dieye officiel makam bi ci li nga xam ni mooy les valises ngeen seen mu nekk ay femmes on nous dit que Casamance lañ jógee ñëw ci bés bu am solo bi tey ngeen seen leen ñu toog ay li nga xam ni mooy seen i yére di ko firndeel également seen i valises yaay booy nuyu nañ la fan ngeen jógee ñëw fii nii tey. ñu ngi lay fay. fan ngeen jógee. Bignona. Bignona ngeen jógee. Bignona ngeen ay mbokk Ousmane Sonko ngeen. alors tey mbokk Ousmane Sonko 100% ñun dañoo ñëw pour sagal Ousmane Sonko Bignona la ñuy jógee waaw. te waaw gis nga suñu bagage yi ñu ngi nii toog na xaw ma ban heure lay ñëw waaye ñu 17 heures waaw ñu ngi nii de waaw di ko xaar fii ba fajar sax ñu ngi fii bu ñëwee 17 heures sax bu passé sax mu ñëw ñu ngi fii di ko xaar rek Ousmane Sonko ñu ngi koy sagal di ko yërëm rek ak coonaayam bi ñun de Casamance ñëw nañ fii waaw moo ñu tax a ñëw waaw. Bignona. kañ ngeen fa jógee démb. ban heure lañ fa jógee 10 heures. 10 heures waaw 10 heures ba 22 heures lañ egsi fii. xaw na tane. xaw na tane. waaw xaw na tane. waaw ñu ngi sant bu baax. waaw baax. ñu ngi avancé tuuti xool li nga xam ni mooy le maximum d'internautes alors soxna si yaa ngi tiim valise bi ñeneen Bignona ngeen jógee d'abord yoon bi nan la demee woon. yoon bi de daa metti na ndekkiwuñu añuñu reeruñu ñu ñëw fu ñu dal amuñu foofu place bu baax ñu jógewaat foofu ñëw ba foire foofu la ñu fanaan fajar 6 heures du matin ñu ngi fii depuis si suba ñu ngi fii waaw Sonko moo ñu ko jaral moo tax ñu jógee depuis Bignona ba Dakar moo ñu ko jaral fu mu nekk nii tey sa ndekkeeguñu waaye moo ñu ko jaral waaw moo ñu ko jaral. ku bàyyi ko Bignona dina neex ñu laaj ko lan nga xam ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko xanaa baax bëgg ko sama biir xol waaw foofu laa ko bëggee moo tax fu mu woote rek ma wuyu ko waaw. waaw jërëjëf. alors ñu jéem a avancé Dieye nga seen bagage yi ñëw waa Bignona mu nekk lu nga xam ni ñëw nañ tey jëm ci bés bu am solo bi voilà ñu avancé je pense que c'est le maximum on va essayer d'avoir un peu de réaction alors yaay boo nuyu nañ la. fay nañ la. fan ngeen jógee ñëw fii nii. ñun Bignona ngeen jógee. waaw alors tey nee nañ 10 heures ngeen fa jógee dem metti na de waaye jaral nañ ko même bu ñu doon xuus jàll sax muy naaj ba safara si di saxaar nañ ñëw de instant buñ fi egsee daa mel ni glace moo dugg suñu put wi fu mu nekk nii moom rek la ñuy nekk di xaar waaw moom rek Sonko rek la ñuy xaar. Sonko moom lu ma mënta wax si moom rek Sonko dafa baax boo xamante ne xaw ma fu mu yem sax mënu ma wax parce que su ma naree wax bu bëri sama xol bi daa tooy damay jox. dégg naa président dina ñëw ñu ngi koy xaar Sonko muy Diomaye yëpp ñu ngi koy xaar ñooñu ñëpp suñu xol bi la nekk waaw moom moo ñu tere moom moo tax ñu bàyyi suñu liggéey yëpp ñu ñëw pour ñoom heure yi ñu mënta ñëw rek ñu ngi leen xaar waaw. nekkeen gi fanaan bi baax lekk nañu ba suur tëdd nañu ba yendoo sangu nañu ba set lu nekk lekk yi moom kaar macha allah mu ngi nii Sonko rek yaa ngi gis. voilà merci beaucoup voilà c'est bon merci beaucoup jaajëf voilà soxna si jaajëf alors Dieye ngeen seen leen kookal la ngeen seen ah d'accord kaay nii voilà coordonnatrice kaay mi ngi takk li nga xam ni mooy bu Sonko ci ginnaaw on est avec les Casamance 16 ans ñoom ñu jógee Casamance ñëw fi nga xam ni mooy stade Léopold Sédar Senghor alors nee nañ yow yaay coordonnatrice bi tey waaw commune bu Bignona ngeen jógee fa depuis 10 heures démb masa coono d'abord amaana métti na d'abord jaar yoon bi nan nga ma ci mën a wax. macha allah yoon bi moom daanaka Ousmane mu sell bi moom bu wootee rek du am benn tolof da ngeen di dem ak jàmm ak jàmm
macha allah ñu ngi ci sant yàlla. alors tey ñëw ngeen aussi fekke ngeen bés bi tey lan ngeen di xaar message ak bu mën a waxtaanee. nga ne lan ngeen di xaar message yi mën a waxtaanee tey jëm ci askanu Sénégal. merci ñun message boobu nag moo ñu tax a toog fii message boobu soxal nañu torop ñun Mojib commune Bignona te di ko wax nag message bu mu wax rek ñun moom la ñuy jëfee moom la ñuy xaar bés bi heure bi jot mu ñëw ñu teeru ko ak jàmm ñu déglu ko tamit ak xel waaw kay. donc président dina ñëw également yéen a ngi koy xaar. ñu ngi koy xaar bu baax ñu ngi patienté wu nag gis nga nu ñu toogee nii ndekki sa jaaruñu ci waaw ñu ne il faut ñu ñëw teewu bés bi waaye dafa mel ni lekk nañu ba suur sax waaw. lan ngeen ñu mën a wax ci Ousmane Sonko yéen ñu dëkk Bignona. Ousmane Sonko macha allah Ousmane Sonko yàlla ci boppam moo ko melloo nii ndax Ousmane Sonko jaar-jaaram boo waxee sa doo jeexal moo tax ñun moom yàlla rek lañ ko bàyyil te Sénégal ñun am na war nañu sant yàlla ci doom façon bi ndax lu mu woote rek da ngeen di gis mbir bi bés bi nu muy mel bés bi turam lay wuyoo donc ñun moom macha allah di ko sante yàlla di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ñun ñëpp ñu gudd fan ba lu mu bëgg a sumb ci Sénégal ji ñu gis ko ñun ñëpp ñu teg suñu bët waaw kay merci alors fan ngeen jógee. Kër Massar Tafa Cuuraay tañ kan koo xam ci marché Kër Massar. 8h jot na ngeen teel a teew. waaw man 6h du matin laa yeewu Baye Fall ndax ku sell ki rek xam nga man dafa am lu ma naqari ci Sénégal c'est-à-dire kuy wax dëgg duñ la bëgg te Seydina Ousmane waxkatu dëgg la yóbbu nañu nag foo xamante ni suñu xol yi dafa sedd te man li ma koy ñaar rek mooy lépp lum ñu defal rek promo la mais nañu xàllal àll bi gaa yëpp dem bayi te ba bu ca jiitoo ñëpp fekk si ko ci barki Serigne Touba. xaar ci message tey lu mu war a waxtaan. message bi ma koy lancé mooy loo wax baax na nañ la déglu rek ñun yow la ñuy topp amuñu kenn ku dul moom Kër Massar laa jóge xoolal boo déggee rek. Jali woy Sonko ye dimbaya marono dimbaya 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 Sonko ye dimbaya marono dimbaya Sonko ye dimbaya marono Sonko le dimbaya marono Sonko ye dimbaya marono Sonko ye dimbaya marono Jali woy Sonko ye dimbaya marono dimbaya Jali woy Sonko ye dimbaya marono dimbaya Sonko ye dimbaya marono dimbaya salaamaaleykum Bignona lañ jógee man chargé de la communication du Mojib commune Bignona maa ngi tudd Fatou Koyo dañoo ñëw pour màggalu terre à terre bu Ousmane Sonko woote ñun Sonko rek moo ñu ñor dara ñor ñu dul Sonko ñu leen di ñaanal Ousmane Sonko ak président Diomaye yàlla may leen jàmm bu rëy a rëy waaw yàlla may Sénégal jàmm ju rëy ci suñu réew mi di Sénégal ñun waa Bignona la ñu waaw ñun Sonko rek moo ñu ñor. dégg naa 10h ngeen fa jógee démb yoon metti la. non coono ba neex la ñun coono ba neex la ñun bu ñu newoon dañuy continuer dañuy xuusaat ñun Sonko rek moo ñu ñor ñun lu ñu daj moo gën a métti lii ñun dañoo xeex lépp la ñu def. lan nga ñu mën a wax ci Sonko. Sonko baax rek gore Sonko daa baax dafa gore te dafa tabe waaw. waaw question ñu koy posé tey ngir mu leeral ko. mu ne. am na looy xaar ci moom mu wax ko nga dégg ko mu leeral ko. non non loolu lay doon surprise ci ñun ñëpp loolu complet pour ñun ñëpp moo tax ñu jógee depuis Casamance ñëw ba fii di déglu Ousmane Sonko rek ma xam ne du yàq yoon bi benn yoon parce que ñun xam nañ kan mooy Sonko lu tax ñu topp ko xam nañ ko waaw. patriote yi mooy jàpp te bañ a bàyyi jàpp te bañ a bàyyi xam Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko waaw merci beaucoup.